salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna bon mënuñu lim nag ñëpp mais ñi ngi nuyu ñëpp buñ sañoon ku ci nekk buñ toogee fii rek dañuy jaar ci sa tur ku ci nekk ci ñi seetaan ndax dafa am loo xamante ni nit moom bu ko defee rek mooy bëgg na dégg lu ko jëriñ ndax lépp lu ñuy wax rek ñun ak lépp lu ñuy def rek dañ ciy xool njëriñal Sénégal kese képp moo tax ñuy génn toujours bu ñu gisee mbir wala bu ñu déggee mbir loo xamante ni Sénégal la concerné loo xam ni le drapeau national la concerné ñu jël ci sunu temps toog waxtaan ak sunu am di jàmm yi toog waxtaan ak sénégalais yi. Bon may nuyu ñëpp comme ni ma koy defee toujours di nuyu patriotes yi man nag bu ma nee patriote yi waa Pastef kese waaw bu ma nee patriote yi dama naan mooy ñëpp ñi nga xamante ni bëgg nañ Sénégal mooy maanaam képp koo xamante ni drapeau national bi rek ngay gis waaye nag patriote dafa am nuñ ko féetale muy waa Pastef parce que ak nit loo doon patriote pour man gënoo doon patriote waa Pastef kenn mun leen ci génne ndax ci li ma jàpp man ki gën a ndaw Pastef ba ki ci gën a mag maanaam taxaw na pour jox bakkanam Sénégal taxaw na pour ñàkk liggéeyam ngir Sénégal taxaw na ngir dem ci kaso bi ngir Sénégal kon waa Pastef buñ naan patriote donte képp ku bëgg Sénégal patriote nga waaye ñoom dañ cee raw ndax boo dëgmalee xeex boo xamante ne sa liggéey xaj na ci ñàkk sa liggéey xaj na si kaso xaj na si te loolu mooy li si gën a ndaw te dee xaj na ci te moo ci jiitu kon képp ku jóg ngir dee ndax réewam wala ngir ñàkk liggéeyam ndax réewam wala ngir dem ci kaso bi ndax réewam kooku dafa jar jaajëfal te xam ne c'est un grand patriote. Bon buñ paree ci loolu may ñaanal président Ousmane Sonko yàlla na ko yàlla aar yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla yiir gars yi dama bëgg live bi ngeen partagé ko ndax tey damaa bëgg ñu waxtaanee lu am solo waaw président Ousmane Sonko yàlla na ko yàlla làq fa yàqkat dul yegg. yàlla na ko yàlla musal ci pexe yi noonu yàlla na yàlla guddal fanam may ñaan yàlla na yàlla wàññi ci dundu patriote bu nekk yokkal ko président Ousmane Sonko ci dundam ngir mu jëmale réew mi fa mu ko bëgg a yeggale waaw kon tey bala may dugg ci waxtaan bi damay fàttali tamit sénégalais yi surtout jeunesse bi nañ dem ut ay carte d'identité ndax combat bi ni ñuy jëm nii dafa war a fekk ñu pare ci lépp nga xam ne duñ ñu bett ci dara kon may woo tamit suma mbokk yi live toujours bu ñu ubbi seen live yi ak bu ñu tëj seen live nañuy fàttali nit ñi nañ dem uti ay carte d'identité nañ fàttali nit ñi nga xamante ni am nañ ay doom yu am 18 ans ñu dem utal leen ay carte d'identité ku ci am doom fii ak 2024 mu war a am 18 ans war a voter nga teel ko préparer taxawu ko mu dem uti carte d'identité ñu daas fanaanal ndax système bi buñ ko fi bëgg a jëlee dañuy war a pare si lépp nga xamante ni kenn du ñu bett ci dara kon na gars yi taxaw ci carte d'identité yi nga xamante ni bis bu inscrit ci fichier électoral bi jotee kenn du bett kenn. waaw loolu dafa nekk loo xamante ni dafa am solo na ci ñëpp bàyyi xel beneen bi stop mooy tey li may ubbee waxtaan bi mooy otage politique yi waaw ndax bi événement yi amee ba léegi umpulewul leen ni am na ñu nekk ci kaso yi ba léegi te ñi nekk ci kaso yi ñiñ tee ba léegi ñiñ bàyyi gënuñu leen ñiñ tee li niñ bàyyi doon xeex loolu lañ doon xeex
comme que bàyyi nañ ñële te temps bi yàgg na boobu ba léegi ñoom ñu ngi ci biir kaso bi rawatina ñi nekk Diourbel ñu mën cee lim koo xamante ni dañuy faral di ko suivre ci ay live am moo ci gën a siiw muy Ndongo Diop. kon Ndongo Diop ak waa Diourbel yooyu gars yi war nañ leen libérer ak yeneen patriotes yi nga xamante ne ñu ngi nekk ci yeneen maison d'arrêt yi dañ leen war a libérer te may fàttali parti bi na jug taxaw ci mbiru otage politique yi ñu téye pour ñu bàyyi leen comme niñ bàyyi ñëpp ndax lañ bàyyi doon xeex bañ jàppoo leen tëj leen bàyyi leen ñoom loolu lañ doon xeex te ñoo jugoon taxaw di xeexal seen réew duñ ay délinquant duñ ay sàcc duñ ay reykatu nit kon ñooñu jot na ñu bàyyi leen ñu dellu ci seeni ay mbokk ndax tamit mi ngi bëgg a yàgg avocat parti bi nañ jóg taxaw waa parti bi nañ jóg pression bu ñu doon def nañ ko dolli bañ bàyyi doomu jàmbur yooyu ñu mën a dellu ci seeni mbokk ndax loolu mooy dëgg waa Diourbel jug leen ngeen def pression jug taxaw def ay sitting ñu bàyyi patriote yooyu ñu jàpp foofu parce que mi ngi bëgg a yàgg waa Diourbel boo xoolee defuñu loo xamante ni yeneen régions yi defuñu ko te yeneen régions yi li ñu def moo gën a garaaw waa Dakar li ñu def moo gën a li xew Dakar moo gën a garaaw li xew Diourbel li xew jaww bi lu fay xew feneen ak feneen moo gën a garaaw li xew Diourbel te ñooñu bàyyi nañ leen kon bu ñu bàyyee tey ña doon manifester wu fa nga xamee ne manifestation yi foofu la gënoon tàng ñu téye waa Diourbel kon loolu injustice la nañ bàyyi doomu jàmbur yi ndax boo xoolee tey Diourbel ci manifestation yi bokk na ci dëkk yi nga xamante ni moo gën a néew ay dégâts kon bu ñu leen téye foofu téyewuñu leen lenn lu dul pour bëgg leen tiital bëgg leen teg fitna bëgg leen teg ay métit kon nañ bàyyi doomu jàmbur yi tey ku mel ni Ndongo Diop moom nit munoo lim patriote bu gën a nekk patriote Ndongo Diop parce que toujours mi ngi jël temps toujours mi ngi jël ay xalaatam toujours mi ngi jël léppam di def ay live di yee nit ñi di conscientiser nit ñi kon kooku kenn gënu koo nekk patriote kon nit ñi nañ jug taxaw leen ñoom tamit ñu bàyyi leen libérer leen waaw gars yi ñu partager live bi waaw ñooñu nañ leen bàyyi libérer leen ñu dem ci seeni ay mbokk waaw parce que loolu mooy dëgg waaw parce que bu fekkente ni tey combat bi dañoo bàyyi ñii ñeneen ñi ne ci biir ñu bëgg a taxaw freiner ralentir kon li ñuy xeex des na nañ bàyyi ñëpp ñu génn ci mbedd yi ñu libre c'est ça la réalité nañ taxaw ñëpp ba ñëpp génn ba ñëpp dellu ci seeni mbokk waaw loolu mooy dëgg yow procureur bi nekk Diourbel ñu lay lancer alerte nga bàyyi doomu jàmbur yi nga téye foofu parce que defuñu loo xamante ni moo raw li yeneen régions yi def te yeneen régions yi liñ def fa la manifestation yi gënoon tàng te teewul bàyyi nañ ñooñu ba ku ci nekk ñibbi sa kër dellu ci say mbokk waaw kon loolu dafa nekk point boo xamante ni maanaam dafa am solo waaw pour ñu mën fexe ba ñëpp dellu ci seeni mbokk ci jàmm ñi ci war a dem liggéey ñi ci war a continuer seen jàng dem continuer seen jàng loolu mooy dëgg et que le combat continue waaw beneen point bi stop mooy le président Macky Sall ci mbirum sénégalais yi nga xamante ni dañoo risquer seen vie jël gaal gi ndax réew mu metti traverser géej gi am nu ci dee ñu jaayante ko ba dugg biir Espagne ñu bëgg leen rapatrier loolu sénégalais bu nekk war na jug taxaw def ci njàngat jooytu ko naqarlu ko parce que nit man pour man des fois sunu nguur yi duñu xalaat te je pense que ni des fois sunu nguur yi dañoo mën di taylu ndax yow bu fekkente ni tegoo sa doomu dëkk ci situation ak condition yu baax ba moom mu jug jël ay responsabilités jël ay risques am dugg ci gaal
mu jaral ko mu dem ba Espagne kooku tey yow bu ko yàlla dimbalee ba mu yegg li nga waroon njëkk a def mooy fexe jàppale ko ba mu am taxaw bu baax ci dëkk boobu fexe jàppale ko ba mu mën a demal boppam ba mën a dimbale ay njabootam waaye du ay signé ay convention yoo xamante ni da ngay dugg da nga leen dugalaat ci avion yi di leen indi Sénégal loolu c'est un acte irresponsable président de la République loolu yow waroo ko def ak lu mën di xew waroo signé mukk ay convention yoo xamante ni dañuy jël booy dugg ci gaal gi ba yegg ci Europe di leen yóbbuwaat Sénégal ndax bu fekkonte ni tey yéen seen politique def ngeen li ngeen waroon def tey jeunes yi duñ jël ay gaal di ñëw ci Europe bi waaye comme que laj di ngeen ba booy amatuñ benn yaakaar benn avenir ci réew mi ba jël seeni matukaay jël seeni risque tey la seen bakkan ba dugg ci réew mi fii ngeen bëgg leen delloowaat loolu ku ko def di nga gàddu ak boo xamante ne na la lenn ba ilaa yow mi diin di nga ko fay des fois il faut ngeen ni xalaat tamit ni nit ñi dañu am tamit ay ndey am ay papa nit ñi dañu am ay yaay am ay doom nit ñi dañu am ay jabar am ay doom il faut ngeen ni xalaat noonu xalaat des fois loolu bu leen jàpp ni yéen rek yéen a am ay jabar wala yéen rek yéen a am ay doom wala yéen rek yéen a am ay yaay wala yéen rek yéen a am ay papa nit ki boo jëlee sa big nit jiital la nga war a signer xalaatal li ngay signer lan la parce que nit ku nekk am nga ay nit yu nekk ci sa ginnaaw yoo xamante ni ñooñu tey yow lañ yaakaar yéen fexe ngeen tey ba ci privilège yi leen sénégalais yi jox fexe ngeen tey ba ci condition yu baax yi leen sénégalais yi jox fexe ngeen tey ba alal ji leen sénégalais yi jox ngeen jël ci seen doom yi génn leen Sénégal yóbbu leen dans les plus grandes villes du monde dugal leen dans les meilleures écoles du monde teg leen ci ay situation yu baax ba nga xamante ni du ñu am benn problème du ñu am benn xalaat muy financièrement muy ci dund muy ci lépp du ñu am benn xalaatu àdduna ngeen jàpp ni léegi doomu jàmbur ñi doomu yeneen baadoola yi ñoo war a souffrir loolu jëfi baadoola la parce que gisuma lan moo war a tax nit ñi reyante ba jël gaal dugg ba yegg Espagne ngeen di signé ay convention yoo xamante ni dañ leen ni rapatrier c'est injuste président Macky Sall il faut nga xoolaat sa entourage xoolaat bu baax li ngay signé sa diggante ak tubaab yi parce que tey ku dugg gaal mu jaral la nga tayle sa bakkan ngir ñëw Europe ndax yaakaar bi fii di ñu fi am loo xamante ni doo ko am sa réew te effectivement dëgg la fii boo fi ñëwee am jom yàlla dimbali la mën nga fi am loo xamante ni di nga dund ba dee Sénégal doo ko fa am kon lan moo tax ngeen di signé ay convention yoo xamante ni da ngeen di jël ñooñu noonu rente beeg fii di leen yóbbuwaat Sénégal tegu leen ko fenn te nag dafa am loo xamante ni dëgg bu jotee il faut ñu wax ko parce que fii ñun yàgg nañ ci Europe bi doo gis beneen nationalité laa la wax amul beneen dëkk bu président am di signé ay convention ñuy rapatrier ay doomu dëkkam amul man de gisuma ko dégguma fenn foo xamante ni yeneen dëkk yu ñëw ci gaal gi seeni ay président di signé ay convention yoo xam ne dañ leen di rapatrier man gisuma ko li fi nekk ci nigérien yu dugg ci gaal nekku fi ci ay sénégalais yu dugg gaal li fi nekk ci ay naar ay marocain yu dugg gaal du xaaj sénégalais yi xaaj yu ñu ba leen di jege li fi nekk ci ay sri lankais yu dugg gaal yi fi nekk ci ay Bangladesh ay Pakistan yoo xamante ni ñëpp ñii ci yoonu suufi lañ ñëw ñii ci gaal yi lañ dugg ñëw du jeex mais amul benn xeet boo fi dégg tey bu ay président am signé ay convention ñu leen di rapatrier li fi nekk ci Gambien du jeex mais lan moo tax toujours ñun suñu état yi Sénégal di toloxal seeni ay doom loolu nit ñi il faut ñu jug ci parce que am na yoo xam ne boo ko defee toroxal doomu aadama la parce que yow nit ki munoo koo xañ teraanga bi mu war a dundee ba pare wëlbatiku moom mu jug dem uti teraangaam ba yaakaar ñëw nga bëgg ko jàpp yàpp ko ci ay avion yàqal ko teraangaam boobu rapatrier ko loolu c'est injuste président Macky Sall
loolu c'est injuste gisuma lu war a tax nga jël doomu jàmbur yooyu di leen rapatrier parce que nit ñi des fois duñ leen wax dëgg te dañ leen di seetaan toujours ngeen yàq réew mi ku xas ba dugg rek bàyyi ko mu dugg yow dimbaliwoo ko joxoo ko paas xañ nga ko la taxoon mu war a toog ci réew ma mu fexe ba dugg ci fii nga bëgg rapatrier loolu c'est injuste te loolu tas yaakaaru jàmbur la te personne ne vous force à signer mais bàyyi leen yi leen tubaab yi di dig ay xaalis yi leen di dig ci bopp nit bu ñu rapatrier ngeen jël ay doomu aadama sànk leen c'est injuste tegu leen ko fenn Sénégal la fa nekk ñépp xam nañ ko ñoon ñëpp ngeen bëgg a rapatrier tey jii mënoon nañoo des ci ndox mi tey boo leen defoon la ngeen waroon def kenn du jël gaal di ñëw Europe waaye nag xam ngeen ni duñ seeni ay doom xam ngeen ni duñ seeni ay jarbaat ñu reyante ba dugg ci réew mi yaakaar ni tey fii ñoom yegsi nañ mën nañ fi am loo xamante ni duñ ko am Sénégal ngeen bëgg leen jàpp rapatrier leen ndax lan ndax Union européenne xaalis bi mu leen di fay ci bopp nit bu nekk loolu c'est injuste yow Sénégal li fa nekk xam nga ko te yow ci sa jëmmi bopp yaa ñëw taxaw ne jeunesse bi déglu naa leen xam naa lii say coono léegi jug nga taxaw ba ni jeunesse bi déglu naa leen xam naa lii say coono ba fan yii yëpp foo génn yaa ngi rey nit ñi ak ay emplois yooyu créé ay 350 milliards pour les jeunes ak 400 milliards pour les jeunes ak léegi nga bëgg jël jeunes yi nga xamante ni tey reyante nañ tey la seen àdduna ba dugg ci gaal yi ba yegg si Europe fii nga bëgg leen jël rapatrier wala Sénégal pour yokkaat beneen chômage mais man mënuma comprendre man yéen seen façon politique parce que bu fekkente ne yow da nga ne da ngay xeex emploi tey boo taxawee ne du ma signer pour ñu rapatrier leen état espagnol bi mënulu leen dara mënulul booy dara da leen di jéem a teg ci yoon régulariser leen bàyyi leen ci dëkk bi ñu ku nekk dem li jënd sa nooy tojee sa bopp ji la parce que tey wax naa ko léegi amul benn réew bu nekk fii bu ma xam boo xamante ni sa président dëkk day signer ay convention pour ñu lay rapatrier amul fii sénégalais boo xoolee ñooy étranger yi fi gën a néew ci Europe bi yeneen xeet yi ñooñu fi ëpp ay 40 000 fois lii ñëw ci gaal gi ci ay ñeg ay Gambien ay Sri Lanka ay Pakistanais du xaaj du jeex te amul ñenn ñoo si dégg seeni autorités yi di signer ay convention pour ñu rapatrier leen loolu du dëgg di yoon Sénégal nag dafa baaxoo tey boo xëyee di wax ñu ne dañuy wax rek wala dañuy wax rek li ñuy wax lii li ñuy wax laa booy dañuy gën ci internet bi di wax mais li ñuy wax yëpp dafa nekk dëgg dafa nekk ay gestes yu indignes yoo xamante ne du yoo xam ne du yëfu noble ndax man mënuma concevoir tey ki jël gaal gi reyante ba dugg mu leer na ni yow tey kooku ñàkk yaakaar ci Sénégal moo tax mu tayle bakkanam ay mbokkam daje lañ ñam mu tayle bakkanam dugg ci gaal gi beeg si nga bëgg ko jël rapatrier ko xañ ko teraangaam boobu te yow leer na leen bu ñëwee Sénégal du liggéey du xëy du gont ndax li ngay wër di diggee gëmoo ko président Macky Sall li ngay wër di diggee mënul nekk bu fekkente ne da nga ne ngay xeex chômage ba pare di signer fi ay convention pour ñuy rapatrier ay jeunes mooy yow yaa ngi yokk chômage kon xeexatoo chômage da ngay yokk chômage loolu mooy dëgg ndax tey man bu ma ñëwee tey nga ni ma di nga ma wutal liggéey nga wutal ma liggéey man nga da ngay xeex chômage nga jël ma man ak 9 personnes ñuy 10 nga wutal ñu liggéey dem jël 10 nit xañ leen liggéey kon loolu ban chômage nga créé kon foofu créé wal chômage ba léegi kon yow yaa ngi yokk chômage parce que man jàpp naa ni tey bu nit reyante ba dugg ci Europe bi amoo droit dem di signer ay convention pour ñu koy rapatrier parce que tey boo xooloon ni yow da nga nekk ci situation boo xamante ni bu difficile la comme ñun ni ngeen koy waxee ci situation baadool lay
tay sa dom jooju do mës jël ay convention di ko signer pour ñukoy rapatrier mais xam nga ni ci privilège yi la sénégalais yi jox ci cër bi la sénégalais yi jox ci sañ-sañ bi la sénégalais yi jox nga japp ni tay doomu baado lay lo def ci ñom dara du la ci fekk te au même temps jël ngeen seeni doom teg leen ci conditions yu baax yoo xamante ni ñu ngi nekk ci école yi gën a mag ci àdduna bi nekk ci ville yi gën a mag ci àdduna bi dafa am loo xam ne soxor sax lay nduru nga bëgg a jël doomu baadoolo yi reyante ba dugg ci gaal gi di leen rapatrier waat Sénégal loolu du dëgg du yoon loolu kuy nit war nga jug dem naqarlu ko. beneen mbir bi ci topp mooy bu fekkente ni yow da nga ne léegi yaa ngi da ngay créer ay chômage da ngay astafurla da ngay créer ay emploi ndax sénégalais yi nee nga déglu nga leen après 9 ans après 9 ans biñ la falek léegi ngay soo gis ñëw coono sénégalais yi te yow nga nekk président boo xamante ni tey yow tu as vécu la pauvreté nga juddoo ci famille boo xamante ni dañoo pauvre jaar ci métit yi sénégalais yi yëpp di jaar ci métit bi góorgóorlu yi di jaar ba yàlla dimbali la tey nga nekk le président bi nga xamante da ngaa judd après l'indépendance xam lan mooy xëy say waaju du ñam ndékki xam lan mooy xëy sa yaay bala moo togg añ fu ne lay dugg di tongtongaan dañuy wante dëgg xam lan mooy fay courant coono bi ci sa waajur yi daan daj pour fay courant xam coono bi nit ñi di daj pour fayal seen doom yi ñu jàng xam nga coono yooyu noonu yépp tey bu fekkente ni yàlla dafa dogal tey ñu fal le président 9 ans après ba mu dese le 3 ans pour nga jeexal ngay soog a taxaw naan man dégg naa leen xam naa seen jafe-jafe yéen jeunesse bi dinaa créer ay emploi wëlbatiku au même temps bi ngay wax loolu jël ay sénégalais yoo xamante ne dañoo jaay seen bakkan géej gi tey la seen bakkan ci géej gi ba dugg Espagne nga bëgg leen jël rapatrier leen loolu du dëgg du yoon kon emploi yooyu ngay créer man gëwuma ko on se dit la vérité loolu mooy dëgg mooy li am te des fois nit ñi il faut ñuy utiliser seen xel di xalaat am réew nan nga fa mënee créer emploi te amul ay industrie ku la ne mën na créer ci réew ay emploi te réew ma amul ay industrie surtout de transformation day wax lu ko neex loolu mooy dëgg tey di nga xañ doomu baadoo lay teranga rapatrier leen Sénégal au même temps boobu nga ne yow da ngay créer emploi mooy créer emploi ba pare indiwaat chômage parce que boo rapatrier lu ma 400 sénégalais yoo xamante ni dañoo rey seen bopp ci gaal gi ba yegg Espagne nga indiwaat leen Sénégal au même temps là où tu dis que ni yow yaa ngi créer emploi kon foofu créer ton emploi kon loolu c'est faux kon xoolaatal sa bopp te xam ni tubaab bi forcé wuñ la wàññi ñu sa loxo pour nga signer parce que yéen sunu état yi da ngeen war a bàyyi boo leen déggee mbirum xaalis bu leen tubaab bi dig rek ngeen signer loo xamante ni day topp ay génération yu génération ndax wax naa ko léegi amul benn réew fii ci Europe bi bu yëpp ay doomam ci ay avion di leen rapatrier amul Sénégal rek ngay dégg loolu man dégguma ko ci beneen réew te bientôt ba ma dalee tukki ak léegi ëpp na 20 ans bu ko ëppul mais musuma koo dégg te liy dugg ci gaal fii par jour ci diggante ñekk ay pakistanais xeet yooyu noonu du jeex te ñu si ñëw ñu si bari dañuy am këyit automatiquement ñun sénégalais rek la sunu autorité yi di tuutal di ñàkkal fayda ba nga xamante ni lu ne lañ ñuy teg kon emploi yooyu ngay wax la rek yoo xam ne da nga koy neexalee sénégalais yi ndax tey man ci li ma jàpp man su fekkente ni da nga bëgg a créer emploi di nga dem pour créer fa usine de transformation buy transformer mango bi di ko def ay jus mangue dañuy want dëgg saalu mango boobu tey mën na defar
ay saabu gommage ak yooyu muy ñaar kon déjà foofu ñaari usine ñu ngi fa yoo xamante yi ma la wax ni boo xam ne boo ko sampoon di nga créer usine bu nekk dina la jël minimum 500 personnes nga dem ngaay mexe nga defar fa usine boo xamante ni day defar ay dàll yoo xamante ni ñun sénégalais yi ñoo koy sol Casamance waxoon naa ko madd bi du fa jeex usine boo xamante ni tey day transformer madd bi ay jus madd ay jus limon am nañ fruits yi am nañ légumes yi mais nan nga mën a créer emploi te mënoo defar ci réew mi loolu noonu yëpp mënul nekk ay wax la yoo xamante ne da ngeen koy wax sénégalais rek di leen ko neexale parce que tey quoi qu'on dise tamit gis nga man bi may nekk xale dama naan boobu PS moo fi nekk xaw ma ci li ma yaakaar am na fi société yu fi amoon yoo xamante ni tey tubaab bi ñoo ko fi defaroon mais tey déggatoo sax société yooyu tey Pikine amoon na Sotiba di defar ay tissus dañuy wante de quoi defar ay tissus di employé ay nit ana Sotiba tey Sotiba yéen a ko rey tey pour nga dem jënd tissu bi ngay jënd dem Sandaga jënd tissu bi dañ koy importer mais ñun lu ñuy utiliser ci yére olof ak ci tissu mais waroon nañoo am benn usine boo xamante ne as lis dina defar ay tissu loolu mooy dëgg benn Sotiba ngi noonu beneen bi ana Sodefitex amoon na fi ay doomu sénégalais di fa liggéey ana chemin de fer société yooyu noonu yëpp ñu rey ko usine Bata amoon na fi boo daan génn Tëngéej da nga naan ni fa usine Bata ana usine Bata tey nekk ci réew moo xamante ni yow tey buñ tëjee suñuy frontière tey ñun ay yére fu ñu koy jëlee déjà mi ngi noonu te réew lu mu néew bon war na benn usine boo xamante ne dina defar sax yére wala ay daal ay made in Sénégal te pourtant xam-xam bi mi ngi fi capacité bi mi ngi fi xaalis bi mi ngi fi mais volonté bi moo ci des kon loolu nekk na mbir yoo xamante ni il faut ñu koy wax parce que mënuma comprendre yow sa créer emploi yépp ci lañ ko basé ci génne budget ay milliards jël milliards yi dal di koy jaarale ci benn sous forme office mooy ay DER ak ay nu moo ko mën a tuddee ay Prodac ay FONGIP te yooyu noonu ñu doon créer sax ba léegi nii mënuñu leen a xaalis budget ba ñu leen votaloon fan ak fan la dem audit bi ba léegi amul ñu bëgg a génnaat ay milliards ne léegi ok waaw léegi ku yor sa projet demal nga yóbbu foofu te projet Sénégal yépp lan la ay financer nit mu dem def ay poulailler wala financer nit mu dem créer boutique di jaay loolu du créer emploi il faut ngeen fexe réew mi am ay industrie nit ñi di xëy di wàcc nga ubbil say doomu dëkk ñoom possibilité di investir ci biir dëkk bi ba dëkk bi commencé dox nga yombalal leen mbir yi sa doomi dëkk yi nekk à l'étranger ñu ñibbisi nga def appel ñu ñibbisi bu ñëwee li ñu yor nga jàppale leen ñu créer ay activités employer ay nit il faut créer des employeurs loolu moo ëpp solo nit boo créé wul ay employeurs munoo créer ay emploi loolu mooy réalité pour ay emploi am il faut ay employeurs am da ngay créer ay employeurs ay nit yoo xamante ne ñoom ñooy ñëw taxaw créer ay activités jël ay nit embaucher leen ñuy liggéey mooy les employeurs ngay créer ay employeurs pour nga mën a am ay emploi mais créer emploi boo xamante ne ci lan rek lañ ko wékk ci say partisans ku indi projet nga jël 500 000 jox ko mu dem kii ñëw indi kii nga jox ko 200 000 mu dem mais xaalis boobu nga leen di jox benn nit nga koy jox te du ci créer emploi
benn nit nga ko jox du ci créer emploi ci boppam lay yem kon loolu jàpp naa ni monsieur le président loolu du créer emploi te fi ñu toll nii ak ci sa nguur lépp looy dige ak lépp looy def dafa war a fekk mu nekk loo xamante ni lu positif lay doon waaw ndax ñun léegi Sénégal tollootuñ foo xamante ni dañuy dig ci ay jëf lañ toll ay fait il faut ay fait di am ay fait foofu lañ toll parce que tu n'es pas bien conseillé mais bu fekkonte ni da nga am ay conseil baax tey terre bi doo ko defar terre bi c'est de l'argent garé kon ma lay ñaan immigré yooyu nga xamante ni reyante nañ ba dugg Espagne jël seen bakkan tey la ko ci tali bi tey la ko ci géej gi astafurlaa ba dugg Espagne jël ay risque ànd ak ay nit ñii deesi ñii feebar si ñii dund ba yegg espagnol yi recevoir leen ba dugal leen ci ay camp kon jàpp naa ni waroo dem tey di signer ay convention yoo xamante ni dañuy delloo ci say doomi dëkk seetaatal li ngay def te xam ni doomu baadoo lay sonn nañ te xam ni li nga naan da ngay créer emploi tey bëgg a jël ay doomu Sénégal yu rent ba dugg fi ci Europe bi ndax désespéré nga bëgg leen jël yabal leen ci ay avion yóbbu Sénégal loolu yaakaar naa ni yaa ngi yokk chômage kon créer emploi pour yokk chômage la man noonu laa koy tuddee ndax c'est bien beau nga taxaw ne da ngay créer emploi dañuy kontaan boo ko defee dañuy kontaan mais bu fekkente ni tey da nga bëgg créer emploi employé par exemple 500 jeunes jël 500 jeunes rapatrier leen kon créer too emploi kon ba tey da ngay yokk chômage kon doomi aadama yooyu doomi jàmbur yooyu ñafekat yooyu booyu diiñ yooyu jël géej gi ndax jom ndax tey man jàpp naa ni ku jël géej gi pour ñëw Europe dangaa am jom parce que sa bakkan ngay tey la ba yegg si ma lay ñaan ngay xool li ngay signé bu leen topp xaalisu tubaab yi ñu leen di dig bu leen ko topp ndax bopp nit bu nekk tey bu ñëwee Sénégal yéen état bi dañ leen ciy fay ñun xam nañ lépp nu mu demee kon bul sànq avenir boo yooyu bàyyi leen ku nekk dugg ci Europe bi li jëndi sa àdduna loolu mooy dëgg yërëm leen nit ñi teg ngeen seen doomi ci situation yi baax teg leen ci condition yi baax kon bàyyi leen doomu baadoolo yi buñ débrouillé ba nar a nekk ci situation yu baax ngeen xañ leen ko loolu mooy dëgg waaw léegi beneen point bi may ñëw mooy patriotes yi parce que ñun patriotes yi yàlla dafa dogal dañoo bëgg président Ousmane Sonko ba nga xamante ni dañuy fekk tey ay nit yu nuisible à la société fekk nit yoo xamante ni daanaka dee nañ bañ sàng leen perkaal ba dese lu dul suul ñun ñooy tax ñoom ñuy dundaat ñun patriotes yi ndax suñu bëgg ak suñu xër ci président Ousmane Sonko waaye lii na dafa am solo dama bëgg gars yi partager live bi pour patriotes yëpp jot ci ndaxte ñun il faut ñu xam ni fi mu ne nii ñun dañuy créer sax ay star te duñ ci bàyyi xel tey dañuy fekk nit ku deewoon ñu dekkil la te duñ ci bàyyi xel dañuy fekk nit koo xamante ni tey sañatul woon sax wax nit ñi di ko déglu ñu may la fit ba ngay génn di wax te loolu noonu yëpp suñu bëgg président Ousmane Sonko ak suñu xër ci moom moo ñu koy yóbbee ndax patriote yi mën nga wax lu la neex mais bu laal président Ousmane Sonko mais boo laalee président Ousmane Sonko dina am ñu mel ni man ñu mel ni keneen génn répliquer dal sa kaw te génn boobu ñuy génn di la tudd patriote yi di ci jot yow mi ngi lay siiwal yow mi ngi lay may buzz
kon man dama naan ñun dañuy créer sax dañuy créer nit buzz ndax suñu xër ci président Ousmane Sonko te loolu des fois jar na ñu ciy bàyyi xel ndax dama naan toujours tontu baax na waaw tontu baax na mais des fois tamit il faut ñu xool ñan la ñuy tontu ak kan la ñuy tontu parce que c'est très important ndax ñun il faut ñu gëm ni réseaux sociaux yi ñun ñooy may nit ñi buzz il faut ñu gëm ni tey ku siiw ci réseaux sociaux yi daanaka boo xoolee waa Pastef ñoo la siiwal il faut ñu gëm ni képp daanaka kuy wax ci réseaux sociaux yi di am ay vues waa Pastef ñoo lay may ay vues il faut ñu nangu ni télé bu bëgg débat tey bëgg ay vues boo tuddul Sonko doo am ay vues Sénégal boo xoolee ba Pastef sosoo ba léegi néew na wala raar na ngay gis télé bu def journalam ba pare te tuddul Sonko wala tuddul waa Pastef loolu c'est très rare ñun position bi ñu nekkee il faut ñu xam nan lañ koy gérer parce que toujours dañuy may buzz nit boo xamante ni il est nuisible à la société te ñun duñ ci bàyyi xel ndax suñu bëgg ak suñu xër ci président Ousmane Sonko ndax boo gisee li tax moo wax lii fan yi dafa am ay femmes yu jóg bugguma ci woon wax sax mais li ma ciy wax nii dama bëgg patriotes yi jàngee ci pour ñu ciy jël tamit ay leçons toujours xam nga di xam nan la ñuy taxawoo ak nan la ñuy taxawee parce que tontu baax na nit bu la waxee lu bon boo mënee génn tontu ko da ngay génn tontu ko mais am na ñoo xamante ni jaruñu tontu parce que da nga leen di may tur te fekk deewoon nañ ba nit ñi fàtte leen suul rek la leen deful woon waaw loolu c'est très important waaw ndax fayonte moom ba àdduna di tukki moom daf fiy des te dama koy nangul ku nekk te ku nekk tamit damay nangu position am mais des fois je me dis que ni dafa am ñoo xamante ni jaruñu tontu parce que ki dem ba yow mënoo wax loo xamante ni mën nga convaincre sénégalais yi kooku tey boo génnee di ko tontu danga koy may buzz te toll nañ jamono joo xamante ni boo waxul ci Sonko kenn du la déglu kenn du la xool te gars yi dañoo war a xam ni Sonko utukaayu dépense la Sonko jamono yi ñu toll utukaayu dépense la Sonko jamono yi ñu toll gars yi wax ci moom tekki lañ ko def yoonu tekki ci malhonnêteté waaw loolu dafa am solo tey dafa am ay nit yoo xamante ni uniquement seen liggéey mooy xëy di xool lu ñaaw lu ñuy jël di ko wax ci Sonko ak waa Pastef looloo tax ñuy am dépense kon baax na des fois ñun tamit ñuy comprendre loolu parce que fan yi dafa am ay femmes yu jóg ne dañuy défendre Adji Sarr su leen neexee ñoom ñoo xam léegi ci biir femmes yooyu daf ci am koo xamante ni mooy Mati Trois Pommes Hélène Gueye xam nga man xawma leen sax parce que man ñooñ duma leen suivre man duma seetaan seeni live parce que mënuñu ma wax loo xamante ni dina ma jëriñ parce que man li ma mën a jëriñ ci Sénégal fi mu ne nii ma xam ko mooy li may gis ci président Ousmane Sonko ak waa Pastef te loolu laa jàpp ni mooy doxal Sénégal kon ñooñu man awma temps wu di leen déglu duma leen déglu waaye dafa fekk ni tey ñun position bi ñu war a taxee mooy démasquer nit ñi mais pas di leen tontu bu nit di def le double jeu taxawee taxawaay boo xamante ni day mel ni Pastef la bokk te bokk fa di tudd Sonko te bokk fa ñu démasquer la teg la devant les Sénégalais ñu xam double jeu bi ngay jouer
loolu ñun moo ñu mën a dimbali waaw fexe ba képp koo xamante ni tey yaa ngi jouer le double jeu ñu démasquer la mais kantaa nag nit ku nekk nga xam ni sa bëgg président Ousmane Sonko ak sa xër ci président Ousmane Sonko yaa ngi may ay nit buzz te bàyyiwoo ci xel ku mel ni Aïda Patara 3-4 jours yi turam foo tourné ci réseaux sociaux yi gis ko ñun ñi ngi koy may buzz ñi ngi koy defal promotion te Aïda Patara dee na bañ sàngoon ko perkal te ba desul lu dul suul ñun ñu wëlbatiku di ko may buzz ci internet bi muy commencé di dundaat di am fi du taxaw di wax sénégalais yi ñu koy déglu ku mel ni Maty Trois Pommes lan la mën a wax lu convaincre sénégalais yi ñoo xam ne fu ñu waxee nit ñi génn attaquer leen démasquer leen démentir leen duñ wax boo xamante ne mukk waxu dëgg la te ñii nii yëpp di jug di wax je suis Adji Sarr ay ñoo xam nañ la rek dañoo jug créer seeni mouvement indi bruit indi coow pour waa parti au pouvoir jël xaalis jox leen pour ñu gën a mën a coow di wax mais du mujj fenn patriote yi il faut ngeen intelligent gis nga lu Macky Sall mënul ci président Ousmane Sonko gouvernement mënuñu ko ci président Ousmane Sonko du ay Aïda Patara ay Maty Trois Pommes ay ni may dégg xaw ma ay Koura Macky ñooñ ñooy mën dara ci président Ousmane Sonko loolu dafa war a leer ci bopp ñëpp ñooñu génn di wax yépp fu ñu waxee ba pare ay xas ak ay saaga ndey lañ ciy jëlee mais jàpp leen ni est-ce que yenu na maanaam lu président Ousmane Sonko lu président Macky Sall mënul ci président Ousmane Sonko lu gouvernement mënul ci président Ousmane Sonko ces sataniques là ak ces femmes sans valeur mën nañ ko ci président Ousmane Sonko loolu yenuwul maanaam loolu patriote bu nekk dafa war a def loolu ci xelam démentir nag baax na tontonte baax na mais ak ki ñuy tontonteel loolu dafa am solo ñun kenn warul nekk suñu cible ku dul le système bien vrai que ñooñ noonu ñëpp ci biir système bi lañ bokk mais nañ ñagu nekk benn ba nga xamante ni ñooñu duñ am penn fuñ ñuy jaar parce que di wax ak ñoom di leen tontu ci réseaux sociaux yi loolu may leen tour la may leen buzz te ñun tollootuñ foo xam ne dañuy may nit buzz patriote bu nekk boo gisee ni fii boo fa toogee di déglu ñu wax lu neexul président Ousmane Sonko nga déconnecté pouce nekk ci leneen bañ a abonné ci seeni chaîne YouTube bañ a abonné ci seeni page Facebook loolu moo koy faj waaw loolu moo koy faj loolu laa bëggoon patriote bu nekk bàyyi ci xel te patriote bu nekk dafa war a xam ni ñun ñooy bu baax bii patriote bu nekk loolu la war a xam patriote bu nekk dafa war a xam ne président Ousmane Sonko mooy politicien bu baax bi parti Pastef mooy parti bu baax bi ay militant Pastef ñooy militant yu baax yi ay sympathisant Pastef ñooy sympathisant yu baax yi loolu mooy dëgg te loolu moo am te nit ñi ku nekk loolu la war a gëm parce que tey boo gisee li tax moo wax loolu tey boo ma indilee parti bu mel ni PS moo jaay Sénégal PS si boppam Léopold Sédar Senghor moo jaay Sénégal tey Sénégal coono bu mënti nekk Léopold Sédar Senghor moo ko teg ndax bañ naan tubaab bi jox nañu suñu indépendance ñoom buñ taxawoon xeex bi tekki mbuumu ñaam bi carrément kon tey heure bi kon beneen Sénégal la ñuy wax kon moo tax ma ni PS ñoo jaay Sénégal ñooy traître yi loolu dafa nekk dëgg parce que tey
ñun yu bari yu ñuy dund ak tubaab bi Senghor moo ko signé woon loolu dafa war a leer yu bari yoo xamante ni ñu ngi koy dund ak tubaab bi tey Senghor moo ko signé woon Senghor moo ko signé woon yeneen président yi fi jaaroon yépp dañoo ñëw topp si rek mais Senghor moo ko signé woon kon loolu pour mu dañ il faut ñoom président boo xam day courageux mel ni président Ousmane Sonko ñëw génne ñu ci mbuumu njaam googu waaw loolu dafa am solo kon nañ bàyyi bu ñu waxee ñu naan ñu ay PS métit bu Sénégal di dund PS moo leen ko teg boobu muy benn boo ñëwee ci PDS ay warkat ñoo fa nekk benn nit bu courageux la amoon muy président Ablaye Wade ak Mame Diarra Fam mi ngeen di gis mais ñi si des ñëpp ay warkat lañ ay nitu intérêt ñooy PDS kon bu ñu wax ay waxu PDS patriote da ngeen war a xam yéen li tax ma ni leen yéen yi ñu ñooy bu baax bi Ablaye Wade tey problème yi muy dund yëpp ñam àndal ñoo ko teg ñoo ko wor kon PDS parti workat lañ ay traître ñoo fa génne parce que boo xoolee tey diggante Idrissa Seck Ablaye ay Macky Sall nga xam ne foofu ay traître ñoo fa génne ñi si ëpp bokk ñi si ëpp ay traître lañ ay benn ngay gis rek yu am ngor te boo limee Mame Diarra Fam doo limaat daanaka ñu bari boo limee ñetti ñeent ci lay yem nga jógee foofu nga ñëw APR muy parti boo xamante ne ay rancunier lañ ay rancunier APR nekk parti boo xamante ne ay arriviste lañ mooy ñu amul woon dara ñëw fexe ba sénégalais yi jox leen ay privilèges ci alalu sénégalais yi ñu fàtte démb ay arriviste lañ ay nit yu fuuy lañ ba pare ay nit yu soxor lañ parce que bugguñu kenn dem li ëpp ci APR du ñëpp nag quoi parce que chaque règle am na exception mais tey boo ne ma APR danga may wax ay nit yu rancunier lañ arrogant maanaam mën a fàtte démb gaaw beew jàpp ni ñoom rek ñoo war a am ñeneen ñi ci des waruñu am loolu mooy APR mën a fàtte démb nekk tamit ay nit yoo xamante ne ay nit yu mën a sos lañ li ëpp ci waa APR duñ wax dëgg fu ñu waxee ay kàcc rek la ñuy wax kon patriote yi xam leen ni yéene bu baax bi xam leen ni ñun ñooy parti bu baax bi tey boo nee Pastef da nga naan ay nit yu gëm seen réew deux ay nit yu gëm seen bopp trois ay nit yu ñame dëgg quatre ay nit yu nangoo liggéey xam nga boo gisee li tax Pastef demee nii ba mu jaral nit ñi ñu jël seen bakkan teg ko ci tali mooy waa Pastef dañoo nangoo liggéey kenn xaarul ci parti bi ñaari dërëm ku ci nekk yaay jug diw du say dërëm ak say ñaar dërëm di ko def ci parti bi di jël sa coono di ko def ci parti bi kon mënuñu nekk ñun ci position boobu ba pare di am lu ñuy tiit wala lu ñuy ragal boo ne Pastef mooy ay nit yu am dignité ay nit yu dëggu ay nit yu ñame wax dëgg ay nit yoo xamante ne ils se sont engagés uniquement pour changer leur peuple pour changer leur pays dañuy waxante dëgg loolu moo fi nekk boo ne Pastef muy ay nit yoo xamante ni dañoo am solidarité seen biir parce que gis ngeen ni mbiri di doxee comme problème ñëpp jóg bu cotiser te tey nit ñi yëpp cotiser li ci ëpp cotiser kon ñun ñooy bu baax bi xam leen ni nit ñi buñ xëyul di wax ci ñun ñoom duñ exister ti te ñoom
jàpp naa ni la taxoon sénégalais yi fal leen sax fàtte nañ ko ndax ñoom pour ñoom sénégalais yi dañ leen fal pour ñuy wër di wax ci waa Pastef ak di xool ni ñuy sànkee Pastef toujours kon loolu dafa am solo kon patriote bu nekk naa xam ni li nga nekk mooy dëgg li nga jàpp mooy dëgg loolu mooy réalité bi beneen bi mooy ñun amatuñ temps foo xamante ni dañuy gersu amatuñ temps boobu ndax li tax mooy ma ne amatuñ temps boobu sunu temps yëpp dañ ko war a concentrer ci massification bi fexe nit ñi xam dëgg kan mooy président Ousmane Sonko donte ñëpp xam nañ ko sax ak li mu wax ak projet bi mu teg loolu dafa am solo ku nekk ci ñun fexe ñi la wër xam lan mooy projet bi te même je veux aller un peu plus loin ci massification bi ndax ba ci au niveau de la diaspora loolu xëy na dinañ ci gën a yaatal gën ci indi waxtaan ndax tey toll nañ foo xamante ni ressortissant sénégalais bu ne boo xamante ni yaa ngi milité ci Pastef te nekk ci Europe bi da ngeen war a fexe créer ay mouvement de soutien yoo xamante ni da ngeen di jàppale seen gox à la base Sénégal par exemple waa Guédiawaye créer mouvement des ressortissants de Pastef Guédiawaye mu am président am vice-président am coordinateur am trésorier ñu structuré ko waa Pikine yi nekk Pastef te nekk fii ci Europe bi créer mouvement des ressortissants de Pastef Pikine structuré ko am président am vice-président am bureau am lépp waa Ziguinchor ñoom it créer mouvement des ressortissants de Pastef Ziguinchor mu am structure am président am vice-président coordinateur ñu structuré ko parce que loolu noonu yëpp day gën a jëmmal liggéey bi day gën a tax ñu nekk benn bloc day gën a tax ñun blendew ba nga xamante ni tey peut-être toop yi ñuy wax sax ak nit ñi ñuy infiltrer sax ak nit ñi ñuy rax sax bu boobaa dina jafe pour ñu ñuy rax tey waa Saint-Louis yi nekk ci Europe bi créer mouvement des ressortissants Pastef Saint-Louis nga xamante ni lépp fii lay déparé ci cas bi wàcc Sénégal waaw loolu dafa nekk idée yoo xamante ni xam nga bëgg naa gars yi partager ci def ci ay live nga xamante ni yooyu dafa nekk mouvement yoo xamante ni dañ koy taxawal te du yàq lenn ak sa milité bi ngay milité Pastef ci dëkk ba nga nekk ak milité bi ngay milité Pastef international du yàq dara waaw kon mooy ni ma ko expliqué rek dëkk bu nekk ña fa dëkk te nekk ci Europe bi nañ créer ay mouvement yoo xamante ni day ñëw nekk poids ci seen base Sénégal waaw mooy comme ni ma ko expliqué léegi waaw waa Parcelles la même chose mouvement des ressortissants de Pastef Parcelles waaw yooyu noonu yëpp dafa nekk ay idées yoo xamante ni day gën a yaatu te day gën a jëmmal liggéey bi waaw day gën a day gën a may doole liggéey bi waaw je veux aller même plus loin ba ci tey jii ñi nga xamante ni ñi ngi live di wax ci ay Pastef dañoo war a créer mouvement wala association boo xamante ni day ñëw poser ci kaw Pastef day nekk mouvement des liveurs de Pastef loolu ku mel ni xëy na ñoom Akon ñoom Issa Diène xam nga ñoom Karim ñoom Laye Pythagore ñooñu mën nañ ci dox xam nga bañ taxawal loolu nga xamante ni dañu am suñu président am suñu vice-président xam nga xamante ni tey lépp loo xamante ni daanaka dañ koy wax ci réseaux sociaux yi ci turu Pastef mën nañ di ci waxtaan di ci concerté wu xam nga parce que ku nekk am na foo mënee ci wax tey par exemple bu ñu waree wax ci mbiru ay mbiru économie ay finance am na ci liveur yi koo xamante ni moo xelam moo gën a màcc ci loolu
moom la ñuy jagleel lool ñëpp dem déglu ko ñëpp partagé ko ñëpp seetaan ko tey bu ñu waree wax peut-être ci wàllu massification am na tey ci liveur yi koo xamante ni xelam gën a màcc ci wàllu massification ci wàllu dajale ay mbooloo xam nga ñu jagleel ko loolu moom mu live ñëpp dem seetaan ko ñëpp partagé ko nga xamante ni dañuy occuper fépp waaw tey am na koo xamante ni peut-être moom moo gën a mënee wax ci mbiru erreur yi gouvernement bi di def te moo ciy gën a am ay information xam nga nekk loo xamante ni duñ may ci benn bunt fépp la ñuy ñàkk fépp la ñuy fatt waaw loolu da ci am solo ba ci tey jigéen ñi Pastef yi nga xamante ni ñu ngi ci Europe bi ak fu ñu mënti nekk mouvement des femmes de Pastef diaspora yooyu yëpp mën na nekk damay gis ay sisters yoo xamante ne ay Fatoumata Danso dañ ko ma koy seetaan muy live lu am solo kooku ku mel ni kooku xam nga am na yeneen sisters yoo xamante ni dama leen di seetaan parce que ñëpp mënoo jàpp seen tur xam nga ñu taxawal loolu jëmmal ko immédiatement waaw ba ci tey damay gën a sori sax ba ci tey gars yi def ay post xam nga di bind ay post ci Pastef ku mel ni ay Ousmane Diagne dama koy gis ku mel ni ay Babacar Diop ñooñ damay lire seeni ay post ay Thiam Torodo ñooñ war nañ mën a créer tamit mouvement boo xamante ni day nekk mouvement boo xamante ni mooy ñi nga xamante ni ñooy def ay post nga xamante ni ñoom post yi ñuy def sax mën nañ sax di ci waxtaan ba nga xamante ni lépp lu ñëw rek day frappé ba tey ñi nga xamante ni dañuy partagé ñoom Cheikh Kouyaté ñoom Omar Diallo xam nga waaw parce que ay Mbaye Ngolam ñooñ laa ciy gën di suivre xam nga ñoom Aliou Diaw gars yi di partagé xam nga ñooñu mën nañ créer mouvement boo xamante ni xam nga seen biir ñoom it xam nga dañuy créer mouvement boo xamante day am président vice président lépp ñuy waxtaan seen biir di xool li ñuy partagé nga xamante ni sax loolu dinañu dimbali ba nga xamante ni ñun duñ mayti buzz kenn di dem di ko partagé ñi nga xamante ni tey lu bon la ñuy wax ci président Ousmane Sonko ba àdduna bi yëpp di ci jot parce que déjà boo xoolee ñun presque ñun ñooy partagé lépp ci Facebook bi kon loolu dafa am solo te patriotes yi war nañ ci bàyyi xel waaw wax naa léegi liveurs yi tey xam nga ay seen Amérique ñi ngi fi xam nga ay ñeneen ak ñeneen xam nga yooyu noonu yëpp buñ fexoon ba créer ko ba taxawal ko dañuy nekk blindé nga xamante ne ni ñuy rax sax bu boobaa dootuñu ñu mën a rax waaw loolu am na solo loolu laa ne woon tey naa ko indi ñu waxtaan ci te ñu xam ni seule la lutte libère waaw nañ gën a mobiliser wu gën a jàppante gën a bëggante gën a nekk benn waaw ñun benn but rek lañ am réew mi na changé en aucun cas ak lu mën di xew rek Sénégal na changé waaw loolu moo ñu ñor waaw te loolu ci président Ousmane Sonko lañ ko gis kon ak lu mën di xew ñun liñ seq ak président Ousmane Sonko mooy dugal ko palais waaw loolu moo fi nekk waaw bu leen kenn jëlee ci philosophie boobu waaw bu leen kenn jëlee ci philosophie boobu ñu nag président Ousmane Sonko moom palais rek waaw loolu naa la woon naa ko indi kon may fàttali nit ñi nañ dem uti ay carte d'identité uti ay carte d'identité préparé wu pour 2024 waaw nañ ñëpp dem uti ay carte d'identité ku ci am doom buy waajam 18 ans fexeel mu am carte d'identité waaw beneen bi stop mooy may ñaanal ñëpp nañ nekk ci jàmm di ñaan yàlla président Ousmane Sonko yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla aar yàlla na ko yàlla yir yàlla na yàlla wàññi ci dundu patriote bu nekk yokkal ko président Ousmane Sonko ci li muy dund ngir li mu bëgg ci réew mi mu doxal ko kon su ko defee maa ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp ba ci beneen live bu saw yàlla jaajëf gars yi nuyu naa leen. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.